asmalik yaay kenn diine singaari yow lanu woolo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. damay ñaan ñu may ma wax ci français tuuti ngir jokkoo ak suñu mbokk Maroc laata may ñëwaat ci wolof. Je voudrais d'abord vous saluer, distingué Serigne Ababacar Sy Mansour, Khalife général des Tidjanes, vous, l'ensemble de la famille de Sidi Al-Hajj Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu. Je salue la forte délégation marocaine envoyée par notre ami Sa Majesté le roi Mohammed VI, qu'Allah l'assiste, qui a bien voulu co-parrainer avec moi cet événement historique que constitue le centenaire du rappel à Dieu du vénéré Seydi El-Hajj Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu. Sa Majesté poursuit ainsi une longue tradition de relations amicales, fraternelles et spirituelles entre les peuples marocains et sénégalais et entre leurs dirigeants. Je vous souhaite la bienvenue, vous, délégation marocaine, conduite par Chérif Mohammedan Kabir, Chérif, accompagné de Monsieur l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, son Excellence Hassan Nancy, et l'ensemble de la délégation qui vous accompagne. Je vous souhaite la bienvenue, chers amis, et vous prie de transmettre à Sa Majesté toute ma gratitude et mes remerciements en mon nom personnel, au nom du Khalife général et de la famille de Seydi El-Hajj Malick Sy. Je me sens honoré d'être avec vous ce jour, accompagné d'une forte délégation, pour communier avec vous, vous témoigner de mon soutien renouvelé et de mon attachement à la ville sainte de Tivaouane et à l'héritage de Seydi El-Hajj Malick Sy du Maodo Malick. Maodo veut dire le grand en langue pulaar. Net de Maodo. Et c'est vrai que toute sa vie durant, Seydi El-Hajj Malick Sy a été grand par sa foi en Dieu, grand par ses enseignements, grand par le legs immense qu'il a laissé à la postérité. mbokk yi, ginnaaw bu ma nuyoo suñu xalif général Seydi Ababacar Sy ibnu Sëñ Mansour, nuyu ko, ziyaara ko, jox ko nuyoo njabootu suñu maam Seydi El-Hajj Malick Sy yëpp bi fi teew. maa ngi sant bu baax a baax buuru Maroc di suñu wëllëre, suñu xarit, le roi Mohammed VI, ci teewaayam à travers délégation bu mag bi mu fi yónnee, waaye itam participation ci bés bi muy feddali cosaan bu dox ci diggante réewu Maroc ak réewu Sénégal
te l'islam nekk lien bi croix de transmission ci biir loolu yoonu Seydina Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu nekk lien bi dox diggante Tivaouane ak Fass fële ci réew Maroc. kon dama tàmbalee ci di ko sant di ko gërëm ndax ba ma monsieur le maire Demba Diop Sy jottale message bu xalif bi dama ko bind ngir ñaan ko mag moom ñu nekk parrain wu centenaire bi le noonu lañu ko nangulee kon sant nañ ko gërëm ko ci lii mu def. ginnaaw loolu nag nee naa am naa mbégte ak bànneex ci ñëw fii bokk ak yéen bés bi fii ci Tivaouane di dëkku Mam Sidi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu ndax kat moom Maodo may fàttali ni Maodo kàllaama pulaar la pulaar mag la ñuy woowe Maodo mu ànd ak respect ànd ak ñeewantal ndax li mag mata ba cim réew waaye li mag di wane ci jikko kon buñ ne Maodo Malick mooy jox nañ ko wàccuwaayam kon bësam bu màgg boobu am na mbégte ak sant naa bu baax suñu borom ba mu ma mayee ma ñëw bokk ko ak yéen. ma ne kon Maam Maodo lépp ci dundam lu màgg la woon ndax diineem ak ngëm-ngëmam màggoon na ci suñu borom ay jàngaleem màggoon na ndax tàggat na ay muqaddam yu bare bare ñu tasaare lislaam ci biir Sénégal kon lii mu fi bàyyi ci ginnaaw muy ndono li nekk na ndono lu yaatu loo xam ne ba tey mu ngi suuxat lislaam kon looloo waral buñ ko woowee it Seydi ñu ngi koy def ndax Seydi ci kàllaama arab la ñu koy baamtoo ki nga xam ne dafay boroom xam-xam dafay jàngale le maître wala ñu ne ko ceerno ci pulaar wala sëriñ ci wolof lii moo waral ñu naan Seydi Maodo Malick Sy nekkoon na boroom xam-xam bu kenn dul natable nekkoon na suufi boo xam ne ci wàllu njàng ci biir xam-xamu lislaam amoon na ci maîtrise bu baax a baax ci biir zahir ak baatin nag te wane na ko nekkoon na it ku xam bu baax sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko jàngale di ko wane ba nga xam ni dundam yëpp tey ji ay junni ay millions ngi doomu aadama ñu ngi ciy topp di ko dundal ba ci gàmmu gi nga xam ne bokk na si li mu bàyyi fii ci ginnaawam kon nag bu ñu ne Seydi Hadj Malick Sy mérité na titre boobu bu baax te it ku amoon li ñuy wax modestie maanaam ku wàccee woon boppam suufeel boppam waaye ku suufeel sa bopp yàlla yëkkati la ku amoon sagesse loolu bokkoon na ci luñ ko xamee woon doon éducateur kuy jàngale di tàggat waaye formateur waaye doon na ñaq boppam nekkoon liggéeykat di travailleur. Et les nombreux muqaddam qu'il a formés et installés pour propager l'islam et la tijania en constituent une belle illustration par rapport à sa vocation de formateur. L'autre particularité de Seydi Hadj Malick Sy, c'est d'être une figure historique
de notre parenté au sein d'une seule nation. Seydi Hadji Malick ci ay waasoom ci mbokkam nekk na koo xam ne ci Sénégal mën nañu wax ni daanaka daf ko symboliser moom ci boppam ndax boo xoolee ay origine am ci Bundu si bi foofu la jógee ci Fuuta fële ci Podor wetu Suyuma ba ci Waalo ci Gaaya fi nga xamante ni foofu la fekkee gane àdduna ba ci fii ci Tiwaawan ak Ndar boo xoolee loolu yëpp da nga gis mbokkoo goo xam ne am na ko ak lépp lu baax lu nekk fii ci Sénégal. Par son arbre généalogique, nous savons aussi comment il est apparenté avec la famille d'El Hadji Omar Foutiyou, qui avait déjà prédit son arrivée sur terre, et avec la famille de Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, par leur ancêtre commun, Mam Maram Mbacké. kon mu mel ni moom Sénégal yëpp la bokkal bokk na ak pulaar yi njabootu El Hadji Omar Foutiyou Tall maa ngi nuyu sëtam bi fi toog Thierno Nourou bokkoon na it ak Serigne Touba donc genn maam muy Maam Maram Mbacké yaakaar naa ne historiens yi wane nañ ko kon nag loolu dafay tënk résumé li nga xam ni moom mooy nitu yàlla bu màgg boobu Seydi Hadji Malick Sy bi nga xam ne tey ñu ngi génnewaat ay digleem ak ay jàngaleem ngir ñu mën ci toppaat kon nekkoon na nit ku màgg te xam-xamam diineem dépassé woon na frontière u Sénégal ci Al Azhar di université daanaka bi gën a mag boo koy xool ci kàllaama arab ak ci wàllu l'islam def nañu benn revue en 1995 et Al Azhar disait, je cite, grâce à Seydi Hadji Malick Sy, l'islam a connu son épanouissement dans ce pays qui est le Sénégal, en créant des écoles, des mosquées, des zawiyas. Il a aussi formé de brillants érudits qui se sont éparpillés dans tous les coins du pays, telle l'expansion de la lumière dans l'obscurité. loolu man waxuma ko waa Al Azhar ñoo ko wax ci atum 1995 ñu ne ginnaaw yàlla Seydi Hadji Malick Sy yaatal na l'islam ci réewam muy Sénégal bi nga xamante ni taxawaloon na ay école ay madersa taxawal na ay juma ak i zawiya yoo xam ne formé na ci ay muqaddam yu yaatoo yaatu ñooñu tasaaroo ci biir réew mi ci bépp koñu réew mi ba nga xam ni mu mel nu lumière buy génnee ci lëndëm daal di leeral l'islam ci biir Sénégal. keneen ci Maroc muy Cheikh Soukayrij disait, et il désignait El Hadji Malick Sy comme le legs béni des anciennes aux nouvelles générations. moom borom xam-xam boobu nekk ci Maroc nekkoon ci Maroc ñu xamee ko ci Cheikh Soukayrij la mu waxoon ci Maam Hadji Malick nee na dafa nekkoon ndono boo xam ne bu barkeel la ndono bu barkeel bu jógee ci mag ñu njëkk ña jëm ci génération yu tey yi kon loolu ay témoignage la yoo xam ne rawatina nag war nañu interpeller ñun waa Sénégal rawatina ndaw ñi war a gëstu ngir xam dundam ak jàngalem
lan la ci def ak lan la ñu bàyyee tey jii moom Seydi Hadji Malick li ma ci bëgg a wax mooy dans un monde en perte de repère Seydi Hadji Malick Sy par ses enseignements est comme un phare au milieu d'une mer agitée. Un phare au milieu d'une mer agitée, diffusant une lumière éclatante pour orienter les âmes vers des rivages sûrs. xanaa loolu dama koy jéem a firi rek ma ne donc ci jamono jii ñu nekk di jamono bu jaxasoo jamono boo xam ne kenn xamatul lu baax ak lu bon jamono ju mel noonu nag suñu maam Seydi Hadji Malick Sy ci ay jàngaleem dafa mel ni ku nekk ci digg géej goo xam ni géej gu jaxasoo vague yi metti temps bi baaxul gisoo mu mel nu ab faar bu leer naññ nag bu lay won yoon bi nga war a jaar ba yegg ci si tefes bu wóor boo xam ni moo lay tax a mucc loolu daf ko defoon ngir orienter xol yi ak jëmm yi yóbbu leen ci leer ma yokk si ne Seydi Hadji Malick Sy nous éclaire parce qu'il possédait le savoir dafa ñuy jox leer dañu leeral ndax dafa yoroon xam-xam ko sàkku woon téye ko te ku ne xam na ne xam-xam mooy leer boo amee xam-xam da nga leeral sa yoon leeral yoonu ñeneen quand on est possédé par son savoir waaye bu la sax xam-xam nag wëree ba jaay la su boobaa xam-xam boobu dana dem ba gëlëmal la daf lay éblouir nga daldi réer yow ci sa bopp ndax dootoo gis ndax koo xam ne kii gisatul mënatul gis yoon mënatul teg boppam ci yoon te kooka dootul mën woon kenn yoon boo xam ne nit dana ci mën a jaar ba yegg fi mu war a jëm waaye suñu borom subhaanahu wa taala dimbale na Seydi Hadji Malick Sy ba nga xam ne moom lumière bi mu ko may mooy lumière buy leeral yoon bi nga xam ne leeral na yoonam leeral àdduna waaye leeral àdduna ñi nga xam ne ñoo topp ci moom kon nag li moo waral centenaire bi occasion la bu am solo non seulement ñu koy fàttali mooy commémoration waaye ñu branché waat na ko suñu papa ju baax ji doon waxee sëñ Mansour borom daara ji branché moom dafa bëggoon branché sëñ Mansour dafa bëggoon branché ñu ñëwaat mu branché ñu à la source de la lumière pour éclairer notre chemin en nous réappropriant les enseignements de Maodo Malick Sy lii moo tax ma ne xalif bi sëñ Ababacar wareef la ci man devoir la ci man ma indil la bépp assistance bu état war a indil Tiwaawan war ko indil diine ji loolu duma si mos a jóge ndax sunu wareef la waaye it lu ñu bëgg suñu biir xol la yaakaar naa ne moo waral lii ñu fi tàmbali ay tàmbali la rek jumaa ji ñoom ñoo ko def xadara tijaan bi ñoo ko def ñun dañ siy dugal suñu loxo di ci barkeelu wax naa léegi Mohamad Makhtar Cissé di jiite kuréel gi danañ ci dugalaat suñu loxo gannaaw lañ ci defoon ngir liggéey bi mën a pare fii ak at mi jeex bu ci yàlla àndee muy jumaa joo xam ne ku ko gis dana naw Tiwaawan
dana sant xalif bi dana sant ñëpp ñi ci liggéey. yaakaar naa ne jumaa ji bu pare hôpital bu bees bi ma tegoon tey léegi xeer bi ànd si ak sëñ Mansour Dabakh mooy hôpital boo xam ne fa la ñuy yem ci wàllu technique xarala ak matériel. 300 lal la hôpital universitaire la ñu ngi ko tuddee bi ma waxtaanee xalif bi moo joxe tur wi hôpital Sidi El Hadj Malick Sy de Tivaouane. incha allah fas yéene naa ko liggéey ci fukki weer ak juróom-ñett. ministre de la santé docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye dana ko saytu waaye daañu defaraat nag hôpital maam Abdoul Aziz Sy Dabakh defaraat ko ba nga xam ne mbokk yi danañu am aussi fu nu fajoo fu wér a wér. xam ngeen ni maa ngi defaraat beneen autoroute boo xam ne dina jaar fii ci Tivaouane jëm Ndar. loolu balaa at bi jeex bu ci yàlla àndee liggéey boobu dana tàmbali te autoroute boobu bu paree ñëw Tivaouane dana yomb lool. loolu moo doon li ma bëggoon wax xalif bi di ko sant nag bu baax di ko gërëm nga jottalil ma ko samay ngërëm sëñ Mansour maa ngi koy ziyaare lu bare bare ndax ba may jàppale wax dëgg yàlla nekkagul xalif général ba may jàppale nekkaguma président de la république kóllëre gu rëy moo dox suñu diggante. booba ñu ngi may wutali tur te dama waxoon rek loo xam ne wax ju rafet la waaye ñu wëlbati ko ay politiciens nan dama ne sëriñ si ay simple citoyen lañu te yàlla xam na ne waxuma woon simple citoyen dama ne ay citoyen lañu muy dëgg. citoyen moo ñi bokk ci réew mi di waa réew mi kon moom sëriñ bi sëñ Mansour Sy Djamil mu ngi koy fàttali sànq coow li bëri ñu ne ndax damay ñëw Tivaouane am déet moo ne ma na ñëw keroog ba ma ñëwee moo jël kàddu wax ci wax joo xam ne fa la wax jooju feye ndax ku ko xam ci dëggoom keroog daf ne bu ñu nekkul citoyen lan la ñu doon. kon maa ngi koy sant di ko gërëm di ko xamal ne lépp lu mu yëkkati dinañ ci dugal suñu doole ak suñu loxo dugal ci accompagnement bu état bi pour que Tivaouane nekk aussi une ville sainte boo xam ne lépp luy màndarga bu dëkk bu mag war a am dana ko am. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm ñi fi teew ñëpp waroon naa jaar ci tur yi waaye guddi na te yàlla xam na ne ëllëg dama war a dem Allemagne réunion du G7 waaye bés bi nekk na bés bu am solo sant nañ ci bu baax gërëm bu baax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. asmaalik yaay kenn diine singaari yow lanu woolo